salut les amis ziar naa leen bu baax a baax dal leen ak jàmm ci seen podcast Wolof Tech bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie maanaam xarala yu bees yi ci kàllaama wolof. alors ñoo ngi wéy ba léegi ci suñu saison 4 bi tey nag moo nekk suñu 3e épisode dinañu waxtaan ci JavaScript lan mooy JavaScript lan mooy njëriñu JavaScript fan la jógee ko mais aussi yan technologie ñoo soxeekoo ci JavaScript. alors épisode bii nag bokk na ci épisode yi nga xamante ni préparation dafa jafe woon trop parce que je pense que li ñu war a waxtaanee ci JavaScript bëri na trop mais dinañu def suñu kéemtal ay kàttan pour jox leen le maximum possible. alors ki nga xamante ni nag moom la ñuy dalal tey ci suñu épisode tey bi mu ngi tudd Ady Ngom xam-xamam dafa màcc ci lépp lu jëm ci wàllum defar application web ak ay application mobile. alors maa ngi leen di avertir nag senior bu mag la ci domaine bi Ady ziar nañu nag. waaw sëñ bi ñoo ngi leen di delloo ziar di rafetlu loolu taxawaay bi nga xamante ne tàmbali nga ko ci li jëm ci yaatal xam-xam ci sunu kàllaama mi nga xam ne moom la ñu nàmp di ko rafetlu loolu di ñaan sunu borom defal la ci lu kawe sa jort jërëjëf. allahumma amiin allahumma amiin alors Ady démb nag bi may xool ci sa tweet yi am na benn tweet bu ma ci gis bu intéressant c'est-à-dire benn avatar boo defar ak React je pense ah. waaw jëm bi avatar bi moom design boo xam ne dama ko jël la waaye interaction bi laa defar ak React. interaction bi mu defar ak React mais loolu foog ñu ñëw ci après parce que je pense que am na ñu war a ñëw ci yow jël cours quoi franchement. incha allah loolu du ñu boole. alors ñu dem directement ci sujet tey bi maanaam quoi de neuf avec JavaScript. alors ay at ci ginnaaw bi nga xamante ni internet ak web judd na nit yu bari dañoo daw song ko c'est-à-dire di ko utiliser à fond mais quelques années plus tard après internet ak page web yi dafa mujj xawoon soof parce que presque même chose la ñuy am ci biir maanaam ay page HTML CSS ak ay liens kese. alors il fallait que nag ñu trouver benn solution boo xamante ni mooy indi animation indi interactivité ci page web yooyu noonu pour que utilisateurs yi gën a mën a sentir à l'aise alors donc loolu moo indi JavaScript alors donc suñu premier laaj bi ñuy laaj Ady tey mooy lan mooy JavaScript ak lan mooy njëriñam ci page web yi. waaw loolu de dinaa ci sawar tontu loolu ndaxte nit ki baax na looy jëfandikoo rek nga xam nu mu cosaanoo ak lan moo ko tax a jóg. exactement kon loolu indi nga ci lu am solo mooy ne JavaScript moom boo seetee ba seet cosaanam internet bi la. wala page web yi. ok ndaxte dafa indi benn couche boo xamante ne muy couche interactivité donc boo daan seet lu ci ëpp HTML CSS lañ daan am ci kii te amoon na sax. loo xamante ne daan na bàyyeekoo ci Java nga xam ne ay genre applet lay doon. yoo xam ne da nga koy dugal ci biir ngir mën a am benn xeetu dynamisme bi ci page web bi. waaye loolu dafa diisoon loolu moo tax nag boo seetee boo ubbee sa ordinateur wala sa téléphone mobile ngir nga dem egg ci internet bi il faut nga utiliser benn navigateur boobu boo seetee Chrome lay doon wala Firefox wala Internet Explorer. benn bu ci nekk dafa am benn compagnie bu mag boo xam ne mooy nekk ci ginnaawam di ko yor di ko defar jamono bi nga xam ne JavaScript nag moo ngi doon soog a ñëw foog naa su ma juumul ci wetu 95 la woon. exactement benn navigateur bi nga xam ne moo gënoon siiw jamono jooju moo ngi tuddoon Netscape. ci biir Netscape amoon na benn waay bu tudd Brendan Eich boo xamante ne du ne ko woon faaw nga defaral ñu benn langage boo xamante ne dina gën a mën a. ànd ak page web yi gën ko mën a def ñu mën a fexe ba mën a interactif. boo seetee ba seet JavaScript ci fukki fan la ko Brendan Eich defar. ci 10 jours. ba muy tàmbale ci 10 jours la ko bind. te ba muy tàmbalee Mocha sax la ko tuddee woon ndaxte comme te Java jamono jooju moo doon langage de programmation bi nga xam ne moo gënoon am solo ñoom ñu bëggoon jàpp ci loolu tuddee ko Mocha mais bu ñu demee ba ci biir ñu def JavaScript. ñu bëri nag daan ko jaawale ak Java mais foofu la soxee ko mais donc JavaScript ak Java duñu benn quoi foog nit ñi duñu benn dara waaw tur yi rek ñoo xaw a kii te ñoom dañoo bëggoon rek jàpp ci tur boobu ngir gaaw a fës ndaxte Java moo gënoon fës waaye Mocha sax la njëkkoon tudd te ci fukki fan la ko bindoon. ok alors je pense que yow réponse yi ñuy indil ni sax dafa jëlaale sax beneen question bi nga xamante ni bëggoon nañ ko poser sànq moo nekk lan fan la JavaScript jógee ak lan moo nekk ay avantage am c'est-à-dire wax nga ñu fan la jógee sax déjà mais lan moo nekk avantage yu JavaScript ak lan moo ko wutale ak yeneen langage yi.
waaw moom JavaScript lii nga xam ne fa la dooleem nekk dëgg moom ba muy tàmbale ndaxte léegi sax am na beneen évolution bu mu am mais ba muy tàmbale internet wala web rek moo ko taxoon a jóg. ok waaw moom contexte web rek la jël nga xamante ne beneen langage bu mu mënti doon bu duggoon ci web bi bon fi mu toll nii am na ñuy débattre ndax HTML ak CSS ay langage lañu mais leneen lu dul ñoom ñaar buy dugg ci web bi il faut nga compiler ko pour web bi mën koo comprendre wala sax doo ko sax mën a compiler da ngay ubbi benn genre fenêtre ci biir. pour langage boobu mën a daw ci biir. JavaScript moom nag moom dafa dem ba dafa natif ci web bi dafa nekk loo xamante ne dafa méngoo ak moom donc ci wàllu performance ci wàllu degré d'interactivité yi mu war a am ak nii mu ñëwee rek jël boppam rek taqale boppam ak web bi rek ni mu mën a def yeneen langage yi duñ ko mën a def. ok je vois alors je pense que là c'est très clair alors je pense que ni aussi JavaScript ak ni mu amee solo noonu laaj na nit ñi comprendre lépp li nga xamante ni moo ko wër aussi donc ci loolu moo tax ma bëgg la laaj benn affaire c'est-à-dire à chaque fois bu ñu waxee JavaScript dañuy dégg ñuy wax ECMAScript lan mooy ECMAScript. waaw boo xoolee ECMAScript wala ECMAScript ni ko ñenn ñi di waxee fii moom standard la. da nga koy jëlee comme li ñuy woowee blueprint moom standard la par exemple tey jii boo doon tabax tali ñu ne la tali dafa am benn standard bu mu war a topp léegi yow nga jël sa tali boobu nga ne ok léegi ñun waa Eiffage wala ñun waa Touba ca kanam wala nu mu mënti doon jël nañu standardu tali bi nga xamante ne moom lañ bëgg a tabax ñu jël ko sukkandiku ci dem tabax sunu tali kon ECMAScript standard lay définir ci biir ECMAScript ActionScript dem na ci boo fàttalikoo am na ay jamono Flash lañ daan utiliser pour interaction waaw interaction bi ci suuf ActionScript lu tuddoon Microsoft bi mu jëlee adopté JavaScript moom te comme te nu ko tuddati Netscape moom beneen navigateur la woon te compétition la woon tuddeew ko JavaScript daf ko tuddee JScript wala JScript. ok kon nag mais loolu yëpp base bi boo seetee standard bi nga xam ne mooy tax mu définir comme scripting language comme langage de scripting base bi ECMAScript la. ECMAScript la quoi. ok donc loolu standard la quoi. alors mooy standard bi. alors comme ni ñu ko waxee sànq aussi xam nañ ne JavaScript day agir ci page HTML yi c'est-à-dire di ko permettre mu interactive page HTML boobu noonu aussi moom dañ koy tijji ak benn navigateur wax nga ko sànq ci kanam alors naka la JavaScript di interagir ak navigateur bi pour mën a def liggéeyam correctement. waaw léegi dafa xam nga page web yëpp dafa am ay balises yu nekk ci biir ndaxte tey jii bu fekkee ne da nga bëgg a afficher benn image. am na benn balise bu tudd image boo xam ne IMG la bu fekkee ne da nga bëgg am benn section benn foo xamante ne fi am na beneen loolu ay éléments yoo xam ne ci HTML lañu bokk yoo xamante ne mooy wane ne que mooy wax navigateur bi pour section bi lii laa bëgg nga def léegi nag pour JavaScript dafa am benn balise bu tudd script boo xam ne benn ci attribut yi da nga ciy boole mu nekk texte JavaScript boobu boo ko waxee navigateur bi dina ne ok kii benn script dafa bëgg a dugal JavaScript ci page bi kon dinaa am nu ma koy interpréter ak yu demee noonu donc am na benn convention boo xam ne moom ngay topp ngir nga mën a dugal sa code JavaScript bu fekkee ne nag ëmb nga ko ci convention boobu léegi navigateur bi dina mën a réagir par rapport ak loolu. ok da koy mën a comprendre quoi. da koy mën a comprendre bu boobaa. ok alors JavaScript bi moom nga wax léegi day exécuté wu ci navigateur bi day exécuté wu ci navigateur utilisateur bi c'est-à-dire ki yor machine am tijji machine am. tiim navigateur am dafay JavaScript bi foofu lay exécuté wu. et je sais que aussi loolu la ñuy woowee côté client. mais aussi dañuy dégg ñuy wax JavaScript côté serveur. alors naka nga ñu mën a expliquer les JavaScript côté client ak JavaScript côté serveur ak lan mooy njëriñu JavaScript côté serveur aussi. waaw boo seetee ba muy tàmbali moom cosaanam côté client moo amoon ndaxte côté serveur boo seetoon dafa amoon yeneen langage yoo xamante ne ñoo fa nekkoon mu mel ni ay Java ay PHP ay Python ak yu demee noonu ñoom ñoo doon waxtaan ñoom ñoo doon boo ko mënee tuddee waxtaan xam naa sax fi ma koy tàmbalee
ngir waxtaan bi gën a mën a yomb. exactement gis naa ne sama mbokk yi ku mel ni Elias Ba wala ku mel ni Mohamed bi ñu fi jaaree. waaw jël nañ métaphore tabax. exactement donc damay jëlaat waaw métaphore day tax nit ñi gën a comprendre exactement nu muy demee. moo ngi noonu kon xam naa bu ma jàppee ci ñoom li ñu doon wax mën naa ñëw sukkandiku ci métaphore tabax ngir waxtaan bi gën a yomb wala gën a neex a dégg. ok léegi boo seetee tabax fi mu toll nii nga ne li nga xam ne mooy fondement bi fondation bi nga ne fi mu toll nii am naa fenn foo xam ne li ñu doon wax sànq ci standard blueprint nga ne tabax appartement Dakar wala appartement fu mu mënti nekk. am na fenn foo xam ne fii moo nar a nekk waañ bi fii moo war a nekk salon bi fii moom mooy nekk cour devant bi fii mooy nekk cour arrière bi loolu boo ñëwee ubbil ko ki nga xamante ne mooy sa tabaxkat sa chef de chantier mu tàmbali tabaxam kon léegi moom am na kiom bi muy tàmbali boobu ni mu koy defee ak fi muy teg éléments yi nga xam ne moo war a dem ci waañ ak éléments yi war a dem ci salon bi loolu HTML moo ko féetewoo. ok. HTML bu xasee ba defar loolu léegi yow fi mu toll nii ñun ñaar bu ñu dëkkoon ci benn immeuble yow nga yore appartement A man ma yore appartement B bu ñu xoolee ni mu bindoo ñoom ñaar ñoo bokk benn bind waaye yow nga jël sa waañ nga dem nga peinture ko en vert man ma jël sama waañ ma peinture ko en bleu. yow nga jël sa salon nga def fa ay fourniture en bois man ma jël sama salon ma def fa ay fourniture en tissu par exemple. ok je vois. kii boobu habillage boobu CSS moo ko moom kon mën nga am ñaari structure yoo xamante ne ñaari mbir yoo xamante ne boo xoolee ci fondation bi benn lañu. ok waaye boo xoolee ci rendu bi ci habillage bi mën nañu wuute parce que designer bi wala kii dëkk ci biir appartement bi ku ci nekk day indi touche personnelle am donc CSS loolu la lay permettre nga def léegi appartement boobu buñ si desee ba léegi yow doo ko gis si say bëtu neen waaye am na ay filu courant am na ay tuyaux yuy jël ndox am na ay tuyaux yoo xam ne mën na am yuy indi gaz wala yu demee noonu. ok léegi ñoom ñëpp boo seetee am na lenn ci ginnaaw loo xam ne moom la ñuy connecté wu sa tuyau ndox yi ñoo connecté wu ak SONES sa tuyau courant yi ñoo connecté wu ak Senelec muy demee noonu waaye loolu boo seetee lii di connecté wu ak Senelec jëmbi boppam mooy sa back-end mooy li nga xamante ne moo ngi fële doo ko gis. waaye appel bi ngay def boo ubbee sa robinet ndox ñëw mooy ne fi mu toll nii yaa ngi créer benn événement bi mooy lan. statut wu robinet bi fermé la woon léegi boo ko ubbee statut wu robinet bi jóge na ci fermé ñëw ci ouvert ubbeeku boobu nag événement bi mooy lan defal appel ci ginnaaw ñu indil ma benn rendu donc événement yooyu robinet yi di ubbeeku di tëju nu koy wootee lampe yi ngay taal muy fay exactement yi yu demee noonu JavaScript nag moo téye lool. JavaScript moom moo téye élément d'interactivité yi nga xamante ne mooy tax sa appartement mën a dund parce que interactivité mooy appartement boo seetee ba seet. donc JavaScript boo xoolee sur le côté client loolu la doon def boo xoolee si côté client li ñuy woowee event driven language la mooy ne événement mooy tax JavaScript day réagir ci benn événement te chaque fois bu événement bi complété day changé wu état wu dara mooy loolu robinet bi dafa ubbi woon. dafa tëjoon. mu ubbi bu pare boo ko tëjaatee état bi gis nga état bi ni muy évoluer à chaque fois. day changer si à chaque fois day donc changer moo ngi noonu donc état bi day changer JavaScript nag évolution wu état boobu la JavaScript di kii côté client nag looloo ko taxoon a jóg. ok donc à la base loolu moo ko taxoon a jóg. loolu moo ko taxaw na jóg wala foofu la évoluer ba ñu bëri xam ko sur le côté client mooy interactivité boobu muy indi kon loolu ni nu koy xalaatee mooy sunuy prise courant yi nga xamante ne il faut ñu laal ko pour dara xew. exactement ok lépp loo xam ne il faut yow nga def benn action pour mu indi dara rek xalaatal ne que foofu moom JavaScript moom moo yore wàll boobu. ok ça marche d'accord. ok ça marche léegi sur le côté back-end fi nga xam ne dama bëggoon rek centrer ko comme ça à chaque fois dinañ mën utiliser waat exemple boobu. exactement si waaye ci li nga ma laajoon ci léegi côté serveur côté kii bi serveur bi interface boobu nekkatu fa serveur bi amatul appartement amatul dara mais
ci serveur bi bu ñu continuer ci même exemple bi kii toog Senelec buy distribuer facture courant yi par exemple dina am léegi moom benn interface am boo xamante ne dina ne waa sëñ El Hadj Ibrahima constaté ma nangam ci courant kon léegi lii moo nar a nekk facture am ay données yoo xamante ne côté client mu ngi koy def di ko yónnee loolu JavaScript gaaw na gaaw goo xamante ne bu nekkee ci serveur bi moom mën na def loolu. parce que Google moo jël dafa am benn moteur boo xam ne moo ngi tudd V8. waaw V8 moom la jël mu extraire ko. si la dindee dépendance bi nga xamante ne JavaScript daf ko amoon ci côté client rek. léegi nag mu jël fonctionnalité JavaScript yi nga xamante ne mooy pouvoir de computation woon bi mu indi ko sur le côté serveur donc côté serveur JavaScript boo seetee soxla woo interface mais logique mën na jël bépp logique par exemple boo ko joxee ay éléments yu bëri mu arranger leen par ordre alphabétique loolu JavaScript gaaw na ci te mën na ko loolu mën na dem ci base de données jëli ji ay kii ba pare am nu mu koy transformer soog def rendu bi donc côté boobu la amee avantage. ok donc dafa souple quoi. souple na loolu ndaxte li mu mën a def bu gaaw ci contexte client mën na gën a gaaw ci côté serveur aussi. alors là je pense que ni nga expliquer affaire bi bon je pense que waroon nañu ci mën a yemale sax émission bi quoi parce que c'est tellement clair. waaw dégg non c'est tellement clair parce que fi mu toll nii voilà j'ai la tête dans les étoiles quoi parce que. maa ngi am affaire yu bëri yu may xalaat fi mu toll nii quoi ci à travers exemple bi nga joxe quoi je te jure mais c'est hyper intéressant je pense que lii même sama yaay dina comprendre lan la ñuy wax quoi ça moom c'est sûr. alors comme ni nga ko expliqué c'est-à-dire jokkalante bi am entre données yi c'est-à-dire entre client et serveur xel yëpp aussi day dem ci ban anam la ñuy weccoo données yooyu noonu alors am na benn façon fichier bu ñuy wax XML. moom dañ leen ko utiliser di ci def ay données pour di weccoo entre client et serveur léegi nag am na beneen bu bees boo xamante ni ñëwaat na encore ñu koy wax JSON alors Ady lan loo ñu mën a expliquer loo ñu mën a wax ci XML ak lu tax JSON ci weccoo données yi am entre client ak serveur. waaw boo seetee protocole d'échange bi moom li nga xam ne moo tax client di mën a wax ak serveur. protocole yi si contexte bi nga nekk rek di nga utiliser benn protocole bu différent par exemple boo nekkee cadre web ci boppam. protocole bi nga xam ne moom ngay gën a utiliser mooy HTTP. donc HTTP ngay jël nga def sa appel HTTP mën na nekk benn get mën na nekk benn post lu mu mënti doon bu fekkee ne da ngay yokk wala da ngay wàññi wala da ngay utlu données yi. donc HTTP bu dee côté par exemple ligne de commande wala am na yeneen kii yu demee noonu curl la ngay utiliser léegi boo defee yooyu boo ci jël protocole te am na yeneen xeetu protocole parce que léegi am nañu objet intelligent yi xam nga internet des objets yi demee na am na bëri na ay genre protocole mais boo seetee procédure bi c'est plutôt la même chose. da ngay nekk dafay am benn kenn koo xamante leen benn appareil wala benn navigateur wala dara bu soxla données léegi bu ko yónnee bu fekkee ne li nga xamante ne moom la kii ko recevoir paramètres yi mu soxla pour mën laa tontu bu fekkee ne yëpp mat na mu yónnee waat la données yi nag ni mu daan ñëwee XML dafa nekkoon loo xamante ne benn document bu structuré la bu xaw a jege tuuti HTML. ok boo xoolee ni ñu daan structuré XML dafa xaw a jege HTML te boo seetee balise yi nga xamante ne moom la HTML am XML amoon na ay balise boppam waaye tamit mën naa adapter samay balise tuddee ko nu ma neex par exemple bu fekkee ne dama def benn appel Senelec mën na ñëw def benn balise tuddee ko taux d'utilisation mu jëlaat beneen batterie léegi loolu nag dafa dem ba XML mënatoo am convention autour de XML parce que ku ne mën na jël tuddee ko lu ne. ok ku nekk rek day xool noo bu ko neex mu tuddee. waaw mën na ko kiiwee wala bon amul woon vraiment wala il fallait gars yi yónnee waale la benn fichier de configuration pour que yow mii di recevoir information bi. nga mën a cartographier information bi ne ok prix fii la ñuy nekk. description bi fii lay nekk ak yu demee noonu. mais JSON sax am na tamit problème bu xaw a demee noonu mais li tax nit yi gën a sawar ci JSON wala man sama genre yi nga xam ne ci JavaScript laay yëngu boo seetee tur bi ci boppam
JavaScript Object Notation moom mooy acronyme bu JSON JavaScript Object Notation donc ni ngay defaree sa objet en JavaScript ni ngay defaree sa modèle par exemple tey jii boo doon modéliser une personne da nga naa nom prénom âge date de naissance poids sexe ak yu demee noonu donc loolu mooy modèle bi. mooy information yi nekk ci biir. mooy information yi nga xam ne chaque personne bokk na ko léegi li ngay dugal ci biir mooy différent kii dina nekk am 24 ans kële am 34 ans mais boo seetee modélisation bi c'est toujours la même chose modélisation boobu nag dafa am benn structure bu tudd objet en JavaScript boo xam ne moom key value pair la da ngay am benn clé bi fii mooy name par exemple wala nom. value bi nekk ID nga ne race ñu ne africain donc tu vois léegi structure boobu bi ñu commencé JavaScript Object Notation bu données yi jógee ci base de données wala fenn ak yu demee noonu duñ koy formater noonu nga xam ne bu duggsee ci biir JavaScript déjà rek JavaScript day xam moom ni muy naviguer un objet. ok je vois. parce que dafa natif ci moom xam ne nu muy na amul pour def beneen computation supplémentaire pour mën a xam lii objet parce que objet dafa naturel ci moom donc JSON bu ñëwee JavaScript xam na ni muy naviguer objet bi. ci gàttal parce que dafay naturel quoi alors ça c'est là aussi c'est hyper clair alors léegi sànq ci ginnaaw expliquer nga ñu aussi njëriñu JavaScript côté serveur. ak te gis nañu aussi ne plateforme bi nga xamante ni moom lañ gën a ràññee ci JavaScript côté serveur mooy Node.js je pense. waaw alors lan nga ñu mën a wax ci Node.js maanaam lan nga ñu mën a wax ci Node.js ak lan moo nekk ay njëriñam est-ce que aussi am nañ beneen alternative bu mel ni Node.js boo xam ne ni mën nañ ko utiliser aussi. waaw su ma juumul foog naa Ryan Dahl la foog moom moo introduire Node.js def bi kii bi après Google jël reprise bi donc léegi bëri na foog naa Node fi mu toll nii mën nga ko xalaatee comme ni ECMAScript mel nga xam ne léegi standard la boo xam ne yeneen framework juddu nañ ci benn bi nga xam ne moo ci gën a fës di Express ok Express nga xam ne benn framework la boo xamante ne judd na ci kaw Node ñi nga xam ne du ñuy def Angular yu bëri temps yi am na beneen framework bu tudd Next.js boo xamante ne tamit loolu daf koy def léegi li nga xamante ne am na peut-être yenn similarité am na benn langage bu am solo sax ku mel ni Assad Moustapha xam naa mën na ci wax lu bëri ndaxte def na ci ay cours yu am solo te moo ngi tudd Go par exemple day def ay yu bëri mais bu dee jëmbi JavaScript bi nga xamante ne mooy moteur bi nga xam ne mooy tax JavaScript di fonctionner ci back-end Node moom vraiment mooy li nga xamante ne waaw mooy li nga xam ne même pas au top sax mooy standard bi. mooy standard bi ok mooy standard bi parce que même yeneen yi sax dañuy utiliser autre forme de kii nu ñu koy woowatee de computation pour mën ko def alors que Node moom dafa pur JavaScript mais nag boo seetee langage yu bëri ba ci Go mi ngay gis commencé nañu adopter benn syntaxe bu simplifié comme bu JavaScript pour que nit yi mën a gaaw a kii par exemple boo xoolee Swift bi nga xamante ne moom la Apple di utiliser boo xoolee syntaxe bi dafay niroog JavaScript ci yow mais lii di xew ci ginnaaw c'est pas la même chose c'est pas les mêmes paramètres de computation. ok je vois alors je te dis franchement bu ma la waxee dëgg alors fi mu toll nii comme li ma waxoon ci commencement bi rek préparer et puis émission bi dafa jafe woon trop parce que li ma bëgg a laaj ci JavaScript dafa bëri trop te xam naa aussi que ne technologie yi nekk derrière JavaScript dafa bëri. alors te temps bi aussi dafa xat duñ ci mën a wax lépp et je pense que waroon nañ ko def 2 wala 3 épisodes yoo xamante ni dañuy wax ci JavaScript mais bon on va y aller dinañ fexe def le maximum quoi alors depuis quelques années aussi gis nañ beneen langage boo xamante ni dafa ñëwaat encore ci langue gi soxee ko ci JavaScript bu ma juumal muy TypeScript alors lan mooy TypeScript lu tax TypeScript mais aussi lan moo ko wutalee ak JavaScript. waaw loolu moom lu am solo la parce que fi mu toll nii boo seetee yeneen langage traditionnel yi type boobu ngay gis mooy mbir boo gis ci àdduna boo koy jéem a jox définition dafay am lenn loo xamante ne moom moo lay wan lan mooy tënk par exemple boo nee ana lan mooy nit. ok
bu ñu ñëwoon tey jii rek ñu ne la benn espace ngi nii espace bi am na 5 objets yu ci nekk par exemple léegi 5 objets yi ci nekk ñu ne la am na benn nit am na ñaari mala am na ñetti oto am na benn nit am na ñaari mala am na ñaari oto yow boo xoolee ak sa information ne ana lan mooy tënk jëm bi nit nga gis ñetti nit foofu da nga naa kon information bi baaxul parce que man ñetti nit laa gis benn nit laa léegi nag li nga xam ne moom mooy lan moo tax ñu naa lii nit la lan mooy tax ñu naa lii mala la lan mooy tax ñu naa lii oto la loolu mooy typage type bi waaw boo xoolee type bi modèle bi ñu ne nit dafa nar a nekk kenn koo xamante ne du dox di raam par exemple au moins bu fekkee ne du ñuy wax adulte du dox di raam dafa am dafa am taxawaay am na ñaari loxo am na ñaari tànk ak yu demee noonu nga ne kon lii mooy li nga xamante ne moom la ñuy modéliser nit. ok kon léegi nag Java boo xoolee par exemple langage bu mel nii Java wala langage bu mel nii C. booy déclarer benn variable benn variante wala benn constante d'habitude da nga koy associer ak benn type par exemple nga ne damay jël prénom bi type bi chaîne de caractère lay doon wala string tu vois damay jël âge type bi number lay doon wala chiffre JavaScript nag traditionnellement dafa am lu ñuy wax loose typing mooy ne que JavaScript daanul renforcer idée wu boo déclaré dara rek da nga ko war a jox benn type ci saa si. ok te kon ci biir JavaScript mën nga bind âge bi en chaîne de caractère wala mën nga ko bind en chiffre. donc boobaa mën na jaxasoo. mën na jaxasoo bu fekkee ne loolu moo nekkul woon sa intention donc TypeScript boo xoolee sax ci tur bi type dafa ñëw ne dama bëgg a ñëw renforcer typage u JavaScript. kon tey jii bu fekkoon ne dama ñëw ne damay defar benn modèle bu mu tuddee personne léegi ci TypeScript mën naa créer benn interface ma ne personne war na am benn clé bu tudd nom boobu type chaîne de caractère lay doon war na am benn clé bu tudd âge type bi chiffre lay doon léegi bu ma xasee ba associer ko ak leneen lu may créer ma créer une nouvelle personne su fekkee ne paramètres yooyu ni ma ko defee te type bii nga xam ne moom laa associé ak ñoom jàllul TypeScript daf may wan ne ma non kii bi marché wul modèle bi marché wul. baaxul quoi ok ça ne marche pas donc yow en tant que développeur mais TypeScript li ci mat a bàyyi xel mooy ne que yow en tant que booy développer rek lay manifesté wu. parce que bu xasee ba def rendu bi ba ñu compiler ko ba ñu def rendu bi bu boobaa moom dootul amati benn contrôle donc TypeScript dëgg-dëgg. tabaxkat yi laa ko mën a jàppee mooy ñi nga xam ne développeurs yi nga xam ne ñoo ngi defar dara da leen di permettre seetlu nañ ne que TypeScript permet na développeurs yi éviter presque 40% de type de bug yu ñu daan am. ok ci JavaScript avant donc loolu moo tax mu am solo. ok je vois alors beneen question bi ma bëgg laajte aussi moo nekk ne xaw nga ci brosser tuuti nii sax sànq ci ginnaaw. parce que JavaScript nekkul ne ci web kese lañ koy utiliser. am na ci yeneen wàll yu ñu koy jëfandikoo. alors feneen fan la ñuy utiliser JavaScript je sais pas ay mobile desktop voilà feneen fan la ñuy utiliser JavaScript. waaw fi mu toll nii nag am na benn expression bu ne JavaScript is everywhere mooy JavaScript léegi moo ngi fépp. moo ngi fépp fu nekk quoi. ok voilà léegi moom booy def nu koy woowatee booy def intelligence artificielle. mën nga def ba ci compagnie bi nga xamante ne. moom la borom Tesla moom Elon Musk. SpaceX bi nga xam ne moom lañ mujj def. yóbbu astronautes yi ci kii bi. ci station spatiale bi. nekk kaw. waaw seen navigateur de bord bi JavaScript lañ ko bindee. kon tey suñ thème épisode bi am na solo. moo ngi noonu donc moo ngi fépp. moo ngi fépp fi mu toll nii. parce que dañ koy utiliser ci développement mobile dañ koy utiliser ci développement ay application desktop mën nga ko def application desktop. waaw par exemple boo jëlee benn framework bu mel ni Electron mën na defal application de bureau boo jëlee benn framework bu mel ni React Native wala Ionic mën na la defal application mobile am na tamit noo xamante ne Internet des objets
am na kii boo xam ne mën nga ko utiliser pour JavaScript daal moo ngi fépp. mu ngi fépp même ci base de données yi sax sànq wax nga ko quoi. même ci base de données yi am na léegi benn kii bu tudd Mongo boo xamante ne boo seetee ba seet. kii wu JavaScript la adopté. donc foo xool rek moo nga fa fi mu toll nii. ok alors am na beneen question bu am solo boo xamante ni dama ko naroon a fàtte sax c'est-à-dire lan mooy différence entre bibliothèque JavaScript ak framework JavaScript parce que je pense que des fois dañ ciy def ay juum quoi. waaw loolu am na parce que bon librairie mooy bibliothèque bu ñu ko jëlee one to one librairie bi mooy bibliothèque framework bi nag moom mooy comme par exemple nga am package complet léegi boo xoolee. exemple bu baax mooy boo xoolee Angular ak React ñu bëri nee nañu React librairie la parce que librairie dafa am benn aspect bu spécifique nu delluwaatee ci tabax bi boo xam ne moom loolu lay toppatoo. ok par exemple bu nu jëlaatee kër gi ñu doon wax sànq rendu bi par exemple booy taal sa lampe nga jël benn lampe boo xamante ne le moment bi nga taal bi nga kiiwee appuyer sur bouton bi ça prend peut-être 1 seconde ou 2 pour lampe bi tàkk wala boo kiiwee boo defee benn appel quelconque ça prend du temps léegi interaction yooyu ni muy gaawee ak ni ko mën a isoler par exemple fa la React mënee par exemple React spécialisation wam mooy dëgg-dëgg calculer parce que page web boo gis dafa am benn structure bu nekk ci biir bu tudd DOM. DOM mooy document object model mooy document bi nga xamante ne moom la HTML di sukkandikoo pour xool nu muy defee rendu page bi léegi nag lu mel ni React dafa am benn DOM bu muy créer boo xam ne day calculer différence bi entre état yi nga xamante ne moom la différents objets yi nekk ci biir DOM bi. pour xool ban la ci nar a defaat lu ñuy woowee re-render mooy rendraat ko à renouveler ko. ok avant bu benn état changé avant React bu benn état changé DOM bi yëpp day mettre à jour. alors que React moom day jël temps day tax mu yéex alors que React moom day calculer exactement li nga xam ne rek moo changé mu mettre loolu à jour. donc React boo xoolee foofu mooy forum Angular moom nag jëlul rek benn aspect boobu moom dafa jël livraison wu kër gi yëpp. ok mu ne livraison wu kër gi yëpp kër lii mooy tax ñuy wax kër moom dafa jël fondement bi dafa jël kii yëpp la jël ne nii nga war a tabaxee kër lii mooy standard bi nga war a topp pour defar application donc framework boo seetee dafay jël par exemple ce problème yi nga war a résoudre de fond xaw ma ndax de fond en fond lañ koy wax du début à la fin day jël lépp moom lépp lay jël Angular loo bëgg mu def rek ci wàllum web application rek wala application mobile rek am na benn manière spécifique boo xamante ne da nga koy defee ci Angular mooy di Angular kon framework ak librairie boo seetloo dafa am yenn yoo xam ne benn aspect wu web application wala mobile development boo xam ne mooy nekk seen spécialisation. alors que framework moom day jéem a saafara lépp lu jëm ci loolu. ci développement ok je vois alors kon donc bu ñu waxee jQuery bibliothèque la. waaw jQuery bibliothèque la parce que moom boo seetee. dafa normaliser ni nu daan cartographier DOM boobu may wax. ak ni ñuy interagir avec DOM bi parce que implémentation wu Netscape wala implémentation wu Google Chrome mënoon na wuute ak implémentation wu Firefox wala Internet Explorer jQuery nag ñëw nag moom normaliser ko ne chaque fois boo defee benn genre kii moom ci ginnaaw li muy liggéey mooy fexe ba cartographier leen ni ñu war a kiiwee moo tax ñuy woowee browser compatibilité bi la daan toppatoo ko ok je vois alors donc corriger ma nag su fekkee dama def erreur donc bibliothèque yi mën nañu wax ne jQuery bibliothèque la React peut-être bibliothèque la Angular framework la
Ember.js ak ay Vue.js parce que Vue.js aussi dégg nañ ko voilà mu ngi def moom tamit voilà comme ni ñu koy waxee feu et flamme quoi. boobu moom waaw Ember.js moom foog naa ne framework la. Vue moom foog naa JavaScript la gën a kii astafurlah React la gën a jege mais nag boobu moom taxul mu wóor ma parce que honnêtement du ma ko utiliser. ok ça marche. alors je pense que li nga ñu expliquer leer na trop alors man li ma la bëggoon wax mooy selon yow sa expérience. xam naa yaa ngi utiliser framework JavaScript yu bëri yan framework JavaScript ngay recommander développeurs yi nga xamante ni dañuy def développement web mais aussi dañuy def développement mobile. bon ça dépend ci fi nga jógee c'est-à-dire que bu fekkee ne yaa ngi bu fekkee ne da nga jógee par exemple ci yenn genre langage yi comme par exemple jógee nga ci Java nga jógee ci Java wala nga jógee ci C# wala yu demee noonu. waaw man de ci Java laa nekkoon moom ci Java laa nekk ba léegi de. donc boo nekkoon ci Java wala ci C#. ok transition bi ci Angular foog naa mooy gën a yomb. ok parce que am na beaucoup de similarités si ni ngay approcher résolution wu yenn problème yi ci interface web. tu vois donc bu fekkee ne nag da nga jógee par exemple ci koo xam ne daan nga def JavaScript bu bëri te comprendre nga li ñuy woowee vanilla JavaScript wala mooy pur JavaScript sans framework. ok React moom foog naa ne moo nar a nekk sa xarit. donc loolu moom booy soog a ñëw nag bu fekkee ne yow yooyu yëpp amoo expérience en tant que programmeur affaire yi intéressé la. li ma lay conseiller mooy nga sonn ci JavaScript bi mais nga comprendre parce que dafa am benn kii bu ñuy woowee la trinité du web JavaScript HTML ak CSS ñi nga xamante ne ñoom ñett nga leen di boole pour defar benn application web wala mobile nga comprendre loolu nga sonn ci ba pare boo sonnee ci loolu nag transition bi ci React par exemple pour man moo gën a kii te man pourtant Angular laay liggéey 80% du temps mais bu dee damay conseiller kenn ça dépend ci ban nan comment tu es introduit à cela. ça dépend ci fan nga jógee sa background ak fan nga jógee waaw ak sa background ak yu demee noonu. ok je vois alors je pense que fi mu toll nii ñu ngi ñëw presque ci jeexitalu épisode tey bi. ban conseil ngay jox d'une manière générale ñi nga xamante ni dañoo bépp jeune boo xamante ni rek dafa bëgg nekk développeur wala intégrateur face à toutes ces technologies yi nga xamante ni moo nekk autour de JavaScript parce que bëri na ay affaires yu nekk ci JavaScript tu vois alors ban conseil ngay jox d'une manière générale même bu nekkul sax JavaScript ngay jox développeurs yi ak intégrateurs yi d'une manière générale tous les jeunes sénégalais. waaw bof moom li ci am solo daal mooy kenn mënta xam lépp. bi ci gën a gàtt daal mooy kenn mënta xam lépp. donc mooy laay lu mu bëri am na benn fànn kenn ku ci nekk am nga benn fànn boo xamante ne ci nga war a mën a nekk ci te di nga ci mën a sori. léegi nag li am solo nag mooy théorie am na solo loolu waaye pratique moom doo mës a fekk fenn fu ñuy fayee ni ko olof yi di waxee. doo mës a fekk ñuy fay ay wax te bàyyi ay jëf. kon jëf moom dafa am solo. donc man mii may wax ak yow di wax ak yow def naa 16 ans ci JavaScript te JavaScript jàngu ma ko école. amul sax programme mu JavaScript école dëgg temps yi nga xam ne dama ko doon jàng kon JavaScript naka laa ci nekk te tey jii mooy sama liggéeyukaay moom laay tur la woo ak lépp livre dinaa jéem a intégré daal métaphore bi ma leen di jeexalee daal mooy lii wax ma lan nga xam ne yow moom nga jàpp ne moo yenu maanaa wala moom la xel nangu man ku bëgg a mango laa ku bëgg mango laa léegi ma ne dama bëgg di sax ji samay garabu mango di ko di witti léegi bu fekkee ne ñaar laa lay laaj benn bi mooy boo ma joxee doomu mango ma dem taw ci biir ci kanamu YouTube bi ñu ne doomu mango nii nga koy jiwee boo paree nii nga koy saytoo da nga koy jox ndox da ngay koy keex yu demee noonu gannaaw saytu bi nga jël di ko keex yu demee noonu ba keroog YouTube dem accélérer affaire bi mu paree ñu jox la mango boo xam ne jëmb ji taxaw na xam nga yàlla bu mu nekk mango kent bi nga xam ne moom laa gën a bëgg mu génn la indil la mango kent bu rafet boo xam ne yu demee noonu ça c'est sûr nga xool ko ci YouTube ñu defal la ko en 5 minutes kon ñoom taxañ nañu li nga xamante ne mooy yoon bi nga war a dox wala jéego yi nga war a topp ngir nga mën a am résultat boobu. léegi yow nga jël sa doomu mango nga ji ko tey ba pare di séentu meññeet suba xam nga loolu mënta nekk. non mënul nekk. xam nga loolu mënta nekk kon li ci am solo mooy loo bëgg mu taxaw ba di la indil meññeet.
da nga koy ji boo ko jiwee nga saytu ko di ko topp bés bu nekk nga koy saytu ndaxte boo deful nànk nu koy woowatee béy yi ñëw lekkal la say xob wala yàqal la ko kon da nga koy saytu boo ko saytoo di ko topp bu yàgg rek dana mës a meññ te bu meññee boo lekkee suur foofu daal laa foog naa ne foo lay daanee. non mais je pense que da nga réserver li gën a am ci solo ci épisode bi def ko ci fin bi quoi. Franchement merci beaucoup franchement alors ñoo ko déggandoo ñun ñëpp man je pense que man moom dinaa jàngiwaat ça moom c'est sûr JavaScript moom dinaa ko jàngiwaat parce que xam naa ne xaw ma ci dara quoi alors mais lan laa la bëgg a laaj alors yow fi mu toll nii fan la nit ñi mën a fekk sur internet parce que xam naa ne li ñu fi wax nii yëpp du ñàkk ni dina am ñu la bëgg contacter pour laaj la ay questions fan lañ la mën a fekk sur les réseaux sociaux sur internet. waaw moom li ci ëpp bu ko jot mais damay nekk ci Twitter. waaw Ady Ngom ADYNGOM. ok maa ngi ci Twitter. bu dul loolu tamit même chose ci LinkedIn. Facebook moom de temps en temps dinaa fay dugg waaye daal foog naa ne diggante LinkedIn ak Twitter. moom ngay gën a nekk. fa laay gën a nekk. ci après dinañ jël sama jàmbaar yi. waaw dinañ jël sa lien yi sa kii contact kii Twitter ak LinkedIn dinañ ko def ci description podcast bi comme ça ku la bëgg joindre rek mën la joindre mais avatar bi am na solo. waaw ñooñu avatar bi xam nga lan moo ko tax a jóg. waaw. jàng React parce que man anglais laa nekkoon di def dama décidé ne que balaa 2020 di jeex. waaw bëgg naa jàng React ba def na loo xamante ne dina ci am solo donc fi mu toll nii may defar ay jeux pour sama doom yi nga xamante ne. kenn ki moo ngi am 8 ans kenn ki moo ngi am 4 ans ma commencé di leen defaral ay jeux ak yu demee noonu ngir ma mën a jàngale React noonu. ça me donne du courage et je pense que dina jox courage bépp Sénégalais bu ñuy déglu tey jii nii comme ça ñu xam ne affaire bi voilà tu peux faire tout ce que tu veux il suffit tout simplement nga bëgg ko rek di nga ko mën a def alors comme ni ko Olof Ndiaye di waxee nag liy duuf ci nag bi xajul ci cin bi donc fii la ñuy yem tey ak épisode 3 bi waaw parce que non bëgguma sax mu jeex franchement mais il faut que mu jeex quoi Ady ñoo ngi lay remercier bu baax a baax ci waaw ñu ngi lay remercier bu baax ci sa disponibilité xam naa ne fi ñu toll nii presque juróomi waxtu moo ñu séparé fi nga nekk ak fi ma nekk donc merci beaucoup Ady Ngom di remercier aussi ñi nga xamante ni ñoom ñuy suivre ci Twitter LinkedIn Facebook et partout sur les réseaux sociaux mention spéciale aussi ak sama yaay ak sama papa parce que je pense que ñoom ñoo nekk sama premier auditeur ñoom dañ may déglu premier fan quoi alors lan mooy sa mot de fin ñu tëjee ko. waaw loolu nga wax rek li ci am solo moom loo bëgg daal des na ci yow jamono jii dem nañ ba nga xam ne yu bëri yemb na. loo bëgg a xam. boo ci góorgóorloo di nga ko jéem a xam ñi nga xam ne nag gis naa ne ku mel ni Elias. Ba ak ku mel ni Mouhamadou Der ñoo ngi ciy def liggéey yu am solo. macha allah ñi nga xam ne yàlla may na leen tuuti ñu nekk ci kanam wala ñu xaw a ubbeeku ci dara. nañ ko yaatal ñi nga xam ne ñoo ko soxlaa tamit waaye tamit bu la nit ki di yaatal. jëlee ko nekk dalay jàppale rek. waaye bu ko jëlee nekk dala amel dara. kon daal nañu dimbalante te nañ ci nekk rek. ba lépp yàqu soobee yàlla. c'est sûr macha allah. Allez merci beaucoup alors donc ñu ngi leen di jox dig daje semaine prochaine ci beneen épisode ak beneen thème bu am solo ak beneen invité allez merci beaucoup et ciao à la prochaine. Merci.